tey jii man ak Birahim Seck ñëpp xam ko ci wàllum gouvernance ak Cheikh Mbow ci wàllum COSYDEP ak ONG 3D ñoo lëkkaloo di def nu ñuy doolelee suñu bopp ba li nga xam ne mooy saytu ni ñuy yoree réew mi gën a dox. ñëpp xam nañ ne Sénégal li ñuy wax démocratie représentative mooy dañuy jël suñu kàddu jox ko ñoo xam ne ñoo ñu toogal ci pencum ndaw réew mi muy député yi ñooñu ñoo war ci yoon contrôler saytu li nga xam ne moom la nguur di def. ndax boo xoolee assemblée nationale ñetti rôle yu gën a am solo moo am ci moom mooy toogal fa njiit toogal fa askan wi di saytu li nguur gi di doxal ba pare di voter ay loi ci turu askan wi. am na beneen buñ ci dolli muy suivi évaluation des politiques publiques mais ñëpp xam nañ ne loolu dafa am limite maanaam député yi ni ñu waroon di taxawee ci assemblée di ko toogal askan wi dafa des. ndax bu fekkee dafa am toujours li ñuy wax concordance de majorité maanaam kii yore pouvoir am député yu ëpp ci pencum ndaw réew mi li ëpp ci en général loi yi muy dugal foofu député yi dañ koy warte moom la ñuy wax majorité mécanique. loolu moo indi ci Afrique ak ci dëkk yu bari citoyens yi di organiser wu pour compléter rôle bi nga xam ne moom la député yi di def muy contrôle citoyen. gis nañ ne bari na loi yi voté yoo xam ne day tax nit ñi dañuy génne di ñaxtu ba ay dee di ci am bu fekkoon ne loi yooyu méngoo na ak bëgg-bëgg askan wi defe naa du ñu yegg foofu mooy que ne donc dafa am décalage bu rëy entre li askan bi di bëgg en général ak li député yi di voté parce que député yi en général lañu fay toogal ñi leen fa teg loolu yëpp li ko waral mooy ni ñuy falee député yi par exemple problème la moo tax xeex nañu ba nga xamante ne léegi maire yi par exemple askan wi leen di fal seen bopp directement foofu la ñu war a dem ba toll ba nga xam ne député yi aussi askan wi leen di falal seen bopp directement ñu xam ne ñii askan wi leen fa teg mais du ay parti moo leen fa teg du ay président la moo leen fa teg. ndaje bi tey benn étape la mooy fexe ba dajale organisation de la société civile yi pour ñu mën a wàccante xalaat weccante également expérience li ñuy wax contrôle citoyen de l'action publique maanaam naka la citoyen yi mën a am taxawaay pour saytu politique publique yi mais également alal ji nga xam ne ñu ngi koy jox gouvernement bi ak ressources naturelles yi nga xam ne gouvernement bi mi ngi koy utiliser. te lii du mën a benn étape la mooy dañ fexe ba gën ko tollanti ci région yi gën ko tollanti également ci collectivités territoriales yi ba nga xam ne ca Matam ca Kédougou ca Ziguinchor ca Kolda citoyen yi fa nekk dañu mën a taxaw pour mën a wax également seen autorité ni ngeen di gérer suñu alal baax na wala baaxul. donc loolu moo war a tey consortium bi également daje loolu nag li koy mën a jëmbal mooy ñu créer li ñu wax benn map mooy lan une masse active populaire ñu bañ a yem rek ci masse critique mais population seen bopp di mën a agir gannaaw bi ñu constaté ne ñi nga xam ne ñoo leen teewal ci yenn béréb état bi seen rôle bi ñu fay xaaree taxawuñu ko jëfewuñu ko doxewuñu ko donc askan wi également jël pouvoir bi nga xam ne ñoom moom lañ am constitution jox leen ko ñu mën a contrôler seen alal contrôler également seen dépense contrôler également seen biens. tey day wax dëgg yàlla dañ fi daje ci benn waxtaan boo xam ne dana def ñaari fan diggante organisation de la société civile yu nekk ci ay pàcc yu wuute ñii ñoo ngi ci mbirum suivre ndox ñii ñoo ngi ci mbirum financement ñii ñoo ngi ci éducation ñii jóge ci aussi ay ONG ñu nekk ay syndicats ñu nekk ay association civile ñoo ñëpp daje ñi dañuy am benn place boo xam ne tey danañ ci waxtaane pour mën a weccoo xalaat loolu nag mu nekk ci njiitu ñetti ONG yu tudd Forum Civil ONG 3D ak COSYDEP ñu jàpp ni li am solo mooy benn il faut que ñun société civile ñuy jàng di wax suñu biir bu fekkee ni li ñu bëgg ñun ñëpp mooy fexe ba loolu ñu tuddee 3 juin dina nekk dëgg pour Sénégal bu nekk donc il faut que ñu xam ni kenn si ñun ku ne mën ngaa am njariñ waaye kenn si ñun ku ne boo beroo doo amal njariñ askan wi donc nañu jàng xalaatandoo dóorandoo di booleandoo suñuy xalaat di booleandoo aussi suñuy am ak suñu mën donc loolu moo waral ñun ñett muy Forum Civil COSYDEP ak 3D juboo ci ne dañuy jéem a doxal lii ñu tuddee atelier bi si ñaari fan yoo xam nag danañ jéem a fàttali suñu bopp fàttali aussi nguur gi que ni amul kenn koo xam ni war ngaa mën ne da ngay doxal réew mi te tegoo ko ci
bëgg-bëgg ak gis-gisu askan bi kon askan bi lépp loo xam ne da nga koy nar loo nas da nga koo war a waxtaan ak ñoom da nga war a am nopp boo xam ne da nga leen di dégg di war loolu donc moom mooy li nga xam ne moo bëgg a jiital waaye nag boo bëggee am askan boo xam ni dina wax boo xam ne dana ko dégg il faut askan boobu xam donc il faut ñu xamal leen jox leen ay jumtuwaay yi war a mën a tax que fu ñu waxee dana leen déglu ndax li ñuy wax dañ koy teg fenn bu ñu ci génnee rek ñu jéem a seet nan la ñuy waxtaan ak nguur gi pour que place bi nga xam ni moom la askan war a am ci jamono 2021 que ñu mën ko am pour mën a def lépp loo xam ne jëm na ci réduction de l'ordre. comme ni ñu wax liñ ciy xaar benn bi comme ni ñu wax mooy déjà ñu gis ci biir ay jëf que ni ñun société civile enfin ànd am na bu leer nañu kon loolu déjà bu ñu ko gisee dana dalal xel dana xam ni kon nag ñoo ànd nañ ci dóorandoo ñaareel bi ñu ciy xaar mooy ñu am ci ay jumtuwaay yu war a tax ñu mën a xam ni ñoom bu ñu waree toog seen place en tant que ñi war a gunge redevabilité dinañ am xam-xam bi war pour mën koo jëmbal donc loolu aussi ñu nekk na mbir bu ñuy xaar ñetteel bi mooy ñu gis aussi que lépp li nga xam ne ñoo ngi koy jëf boobu ba léegi très souvent dañuy jëf rek di dem mais du ñu xool suñu bopp pour mën a sargal suñu bopp ñu mën a partager expérience pour gis ni kat gàcce gaalaama jusque là organisation yi représente askan yi nekk société civile am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy jéem di ko def et donc il faut yenn saa yi nag ñu taxaw xool suñu bopp xool li ci dox ak li ci doxul pour gën koo mën a gàgganti ak mën a jouer suñu rôle parce que jàpp nañ ni décideur amee solo institutionnel amee solo noonu it la société civile mën a amee solo bu fekkee ku nekk nga sa rôle jouer sa mission ñu war éducation man yan damay tooñ suma xarit mu Ndiaye ak Birame ne leen xëy na ñun ñooy gën a gañe ndax ñun bu ñuy wax éducation amuñu conception scolaire ci éducation bi école CMTL éducation dafa gën a yaatu booy wax mbirum éducation forcément da nga mën a seet lépp loo xam ni moom fa la éducation war a jaar pour mën a tabax yeneen tey yéen a ngi wax mbirum Covid li ci waa santé wax tontu bi du nekk ci centre de santé yi jikko yi ñu wax xale bi dafa war a rafet am nii la war a defee loolu ñoo ngi koy tabaxee ci l'école ñoo ngi wax mbirum transparence ki nga xam ni gouvernement la nekk wala mu nekk décideur wala xam ni transparence dafa am solo loolu dañ ko ci tàggat yar ko ci mu màgg ci ñoo ngi wax reddition de compte donc poñ yëpp yi nga xam ni ñun dañ koy ñoom Birahim ak mu Ndiaye dañ koy tàmm di wax ñoom ci seen sous-secteur spécifique jàpp nañ ni fi ñu koy tabaxee mooy usine bi tudd l'école bi wante nag tey am na solo trop pour ñun éducation que ñuy liggéey ci mbir mi dana wane déjà que éducation ubbeeku na éducation gën naa yaatu kese une perspective scolaire donc éducation fépp la ñu jàngee ñoo ngi jàngee ca l'école ba ñoo ngi jàngee ca daara ba mais ñoo ngi jàngee aussi ci kër ga di jàngee ca mbedd ma di jàngee ca koñ ba te ci éducation la ñu mën a tabaxee justement citoyen boobu nga xam ni dana mën a taxaw mën a laaj ak